guerre dañ xëccoo marti Italie maa la ko wax libération yi ne kay ne en tout cas Aliou Sall day démb ma nga woon off nag waaw lañ ko doon sant def na ko de maanaam wax li nekk daal maanaam ci ay comptam déclaration de patrimoine defaat na ko démb di waa grand parti ci réew mi quotidien ne xaw mairie bu Guédiawaye bee sax Aliou Sall dafa war a démissionné waaye bàyyi leen jàmbur nag yéen kaa gi ne en tout cas lii mag ki dénk ko day caisse de déposé consignation waaw jàppale ne statut kër googee dee soppi nañ ko marti Italie ma ne la transformé nañ ko en société privée seen moomeelu bopp la ilaha illallah yaa jum wala maa jum ma ne loolu am dama ne la gis nga kër googee léegi waaw rëcc na nag ci ay contrôle ministère finance cour des comptes wala yeneen organe kenn mënatu koo contrôler suñu neexee léegi ñu ne société privée la te gis nga caisse de dépôt consignation googee waaw léegi mën nay def ay investissement di leble xaalis di dugal ay société ci capital ba di tabax di loué ay immeuble nguur gi di commerce léegi mbay sax agriculture bu leen neexee ñu def ko way samba ak yeneen sax Ali Baba ko manaar ku mënul bawul lu yàqu yow barke Rasulullah lée libération yi ne kay ne déggoo leen ma Aliou Sall kay leeral na na xaalisam bi jawf nag Birahim Seck nag la mu bëgg daal ca bag soob li mooy asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen nuyu bu baax di leen gërëm di leen sant comme nu ma ko yàggee di wax rek mbégte moom gëj naa ko am di wax ak yéen saa su ne rek naqar laay am ndax dañuy dund ci réew mi nga xamante ni heure bu ñu xëyee ñu ngi gis loo xamante daf ñuy gën a naqari ci réew ma ñun nag ñu nekk ay doomu Sénégal bokk ci réew ma juddoo fa war faa mën a joxe suñu xalaat ak suñu gis-gis tey nag dama fas yéene ñëw ak yéen waxtaan ci mbirum Khalifa Sall ci séquestration bi nga xamante ni moom la ñu ko def parce que bugguma sax wax le mot prisonnier dañ ko séquestré ci Rëbës ci laa fas yéene ñëw ak yéen waxtaan mais lu ko jiitu luy xew di jàmbat gis nañu président de la république tukki bi nga xamante ni def na ko fële ca Amérique jël avion bi nga xamante ni Sénégal moo ko moom duy si nit ba mu fees dell surchargé ko ñu bokk ci délégation bi ñu ci mën a présenter dañ leen di compter le reste yëpp yëfu maa tey la ak yëfu yaa ma neex ay xale yu ndaw ay bébé yu ñuy fopp jël seen doom def ci jël ñoo xamante ni kenn mënu la wax lii la ñuy occupé ci réew ma te bu ñu demee suñu xaalis ñun l'argent du contribuable ci la ñeen di dundalee seen séjour yëpp mu wuteeg lool lu sénégalais doon prononcé naan rupture la ñu bëggoon mais tey kuy wax ak dëgg xam ne lu ñuy gis Sénégal jamono ji moo yées lu fi nekkoon dañ daan wax naan sénégalais yi dañoo war a serrer la ceinture pour mën a yokk seen koom-koomu réew mais lu ñu gis nii yëfu yaama neex a yëfu pasare la li nga xamante moom la ñuy gis ci passation de service yi moo xam muy ministre wala directeur général taaxoraan be xumbel bi mel ni askanu Sénégal bi dafa jot ñu xam lu ñu bëgg dañoo war a dépasser politiciens yi jël di ñu utiliser comme ay bétail politique ñun ñooy sonn ñun ñooy am ay jafe-jafe ci wàllum école ñun ñooy am ay jafe-jafe ci wàllum santé bu mbënd mi ñëwee ñun lay sonn ndax ñun ñoo dëkk fu ndox yi taawee te bu ñu soxlaa jël ñu luwe ñu fayal ñu ku nekk junni ñu dem di tëgg di sar xolle xam nga lu ñu gis ci ministère de la jeunesse gàcce waru kaa mën a weesu loolu ñu nekk ay ndaw ñu ne ndaw moo war a nekk ëllëgu réew avenir te ñun la ñuy utiliser ci ministère bu ñu waroon a jàppale ñu fay nekk di fa sar xolle di fa simb di fa taaxuraan dafa jot tamit mbokk yi ñun ñu xoolaat suñu bopp bu fekkee xam ne lu ñu bëgg jot na ñu xoolaat suñu bopp président nag moom moo waroon a woo nit ñi ci waar wa waaye yaakaar naa ni moom lu muy def nii encouragé wul ndaw yi pour ñu mën a dellu liggéey discours bi nga xamante ni dégg nañ ko fële ca Nations Unies la forme rafetlu nañ ko trop ba nga naan Afrique war ñoo nangu muy ñu naan Afrique futur dañoo war a xool ñun Afrique lu ñuy liggéey Afrique rek ngay gis président bu nekk 40 ans ngoy ko ci nguur Afrique ngay gis ñuy jël nit ñi di leen jaay doole di jël sa pouvoir bu la yàlla jox di ko utiliser di ko teg ci kaw nit ñi nga xam ñoo la fal Afrique ngay gis yenn bodd konte yi
Afrique ngay gis tey politique jaral la tey nga noonu sa wasa waayu démb dem ba di ko jël di ko tëj kaso avec la complicité du parti socialiste dinaa ci ñëw ci kanam Afrique rek lañ sañ gis lu ñu mel naka lañ bëggee Afrique dem réew balaa moo avancé wala continent balaa moo avancé il faut xol yi nekk benn il faut ku nekk yéenante sa morom lu baax loolu mooy àdduna nañ jël tey Afrique da ngay gis benn président boo xam dina nuyonteeg lu ma 10 président ci Amérique wala France ci benn président kase bu ñu jël exemple Cameroun ay Omar Bongo ay ñoom Lassana Conté dee moo tax ñu bàyyi pouvoir bi ñu ñëpp ngeen da ngeen bëgg Afrique avancé ñun ñoo war a mën a liggéey suñu Afrique suñuy continent waru ñoo mën a langaamu ci kenn kasaalika Sénégal tamit loolu xam naa du ñàkk émission spéciale la ci ñëw mais tey comme ni ma leen ko waxee léegi mbirum Khalifa Sall moo ñu tax a jóg tey moo ma tax di wax parce que nag Sénégal ñi ngi caaxaane loo xamante ni tey ju lu ëpp tuuru te lii nag ci tuuru la jëm dafa jot nekkatul loo xam dañuy ñaan wala ay liberté provisoire dañ ko war a bàyyi immédiatement et sans condition dañoo nekk ci dëkk boo xamante bu fekkee dañuy waxante dëgg kase fu ñu bàyyee ñi nga xam dañoo jël ay nit yu bakkan yuy dund ñu suul leen ñaari nit ñu suul leen ñi nga xam dañu tuumaal jaay drogue ñu jël leen bàyyi leen ndax rek léegi sax gis nañ leen ñu rallier APR tiitalutuñ leen ci dara ñi nga xamante ne tey dañ leen jàppoon di ne ñu violé ay jigéen ñu jël leen bàyyi leen waay dañ waxante dëgg ñooñu ñëpp ku leen génn ci kaso ñen ñoo war a des ci kaso ba ñen ñoo war a des ci kaso ba dafa am ay kàddu yu Mbaye Ndiaye yëkkati woon ne Khalifa Sall bi su bëggee mucc la ñëw APR ndax président dafa am benn mission boo xam ne tey parti yu nekk biir benn bokk yaakaar yëpp yu am doole yëpp tas nañ leen PIT mooy parti bu si mujj woon gis ngeen bekk dem jël nañ fa Mansour Sy teg fa Samba Sy LD ñi ngi rayante AFP tas na PS tas na PIT mi ngi noonu lu fa des donc diviser pour régner te nag nit bu lay wut jéem-jéem jotu la day xool ku la gën a jege mu jaare fa Khalifa Sall nag dafa langaamu ci waa parti socialiste pour mën fa jaar moo tax fan yi wilaan dañ ko gis muy simb di sóob di wax loo xam lu muy wax gëmu ci dara parce que nit boo taxawoon pour jàppale ko ca jamono yi mu koy soxla nga koy def mais nag askan wi muy justice bi li dafay firnde ne ni Sénégal justice ba tey mënul moom boppam foo xam ne fu ñu leen jaarale la ñuy jaar mais dañoo war a bàyyi dara xel àdduna si kaw suuf loo fi atte yow muy xiyam dinañ la ko attewaat moo tax lu waay def rek bi yow def loo xam keroog moom Abdou Aziz waxoon na ko ba Lamine Gueye tëddee xam ne fii ñun ñëpp ana kàttan gi ana doole gi ana mën-mën bi léppay jeex suñu kàttanu borom rek moo dul jeex tey ku ko waxoon keroog ndem si yàlla jëbalayti ka yàlla na yàlla seddal suuf ci kawam keroog ku ko waxoon ne ko tey bëccëg bu ñuy installé 13e législature doo ko fekkee du ko gëm donc nañu bàyyi di wax na ay cour suprême ay cour de cassation ñoo ñëpp yoruñu dara président de la république moom moo yor ndogal lu war a mën a bàyyi Khalifa Sall comme nu mu ko defee Karim Wade exécutif mooy commandé xanaa nag yaakaar bu ci Sénégalais yi amoon rek mooy tey buñ ne magistrature am nañ alternance maanaam ndaw yi ñëw nañ loolu rek moo xawoon dundal yaakaaru Sénégalais yi ñu gëmoon ni Khalifa Sall dinañu ko bàyyi tey ba man ma bokkoon suñu ko gëm waaye Badio Camara xam nga ni ñooñu tey avantage yu ñuy am si président de la république yëpp waawam rek la ñuy mën a wëy waawam rek la ñuy war a wëy mais Khalifa Sall ñu ko waroon a xeexal ñoo ko xeexalul munoon nekk maire de Dakar jiite maire francophonie nit ñi taxaw di la seetaan waa Dakar sa waa parti
commencé si ñoom ñu la waroon xeexal dañ la xeexalul parce que lii mbirum politique la donc il faut une réponse politique mooy dëgg ay ana ñoom Barthélémy Dias ana ñoom Bamba Fall ay wax rek ak nekk ci presse bi di ngawti loolu génnewul Khalifa fu mu nekk Macky Sall nag dafa comprendre les Sénégalais xam na ni Sénégalais la ñuy woo waaye lu ñu màtte xam na ni tey Sénégalais bu fi nekkoon 2011 bu doon tey lu ñu doon xeex combat de principe lañ ko doon def kon am na dérive yu bari ñi ngi xew ci réew mi duñ ko nangu lu bari nag mi ngi xew ci réew mi duñ ko nangu waaye nag Sénégalais moom moo nu mel ñooy askan wi nga xamante ne tey jii dinañ ànd ak yow daanu waaye duñu ànd ak yow xalangu ku mel ni Aïssata Tall Sall tekki-tekk pett pataara bi dafa maa tiital man tiital na ma trop Khalifa Sall nag bépp yoon bi nga xamante ni tey ay avocat am jaar nañ fa waroon nañ fa jaar nañ fa gars yi taxaw na dëgg fu ñu nekk moom duñ fa bouger tànk te pourtant kii di rakk président de la république xoolal luñ ko fi tuumaal yëpp xam nga Sénégal dañu war a xam lu ñu naan présomption d'innocence koo xamante ne mënul a rëcc takkal ngeen deram adduna bi wër adduna bi yëpp ngeen takkal deram jël ko tëj ko ci kaso bi magam génn na fi adduna nijaayam génn na fi adduna sëriñam di yaakaaram génn na fi adduna ngeen jël naqar yëpp teg ko ci kawam ba ngeen bëggee bàyyi Cheikh Béthio bàyyi ngeen ko de ba ngeen bëggee bàyyi Luc Nicolaï bàyyi ngeen ko ba ngeen bëggee bàyyi Cheikh Yérim Seck bàyyi ngeen ko ba ngeen bëggee bàyyi Amadou Kane Diallo xamu bàyyi ngeen ko ba ngeen bëggee bàyyi Bayla Wane bàyyi ngeen ko ba ngeen bëggee bàyyi Thione Seck bàyyi ngeen ko donc loolu mooy wane tey dañoo am problème justice il faut que ñu nangu loolu bu ñu kenn gëmloo naan ñu université de Dakar xaw ma mooy meilleure école de droit xaw ma la bu ñu kenn gëmloo loolu moomuñu suñu bopp suñu justice moomul boppam nañ ko wax te dee ñaata nit ñaata policiers ñoo jël suñu xaalis luubal ko ba tey kenn inquiété wu leen ay liberté provisoire la ñu doon gëmloo ñoo ñëpp liberté provisoire lañ génne tey ci kaso bi ana ñu tey est-ce que dégg ngeen benn yoon ñu ne convoqué waat nañ leen Tahibou Ndiaye daan nañ ko fi ay milliards est-ce que tey gis nga ko ba tey mu tëdd kaso ba tey xaw ma démb rek maa ngi ko dégg ci presse mi ngi wax ndax Tahibou Ndiaye lu mu xam dafa bari ñu fi am kër ñëpp moo leen daggal kër ñëpp nag kenn inquiété wu ko benn yoon ngeen jël Khalifa Sall tëj ko ci kaso bi ma dama yaakaar ni gàcce sax di leen topp man politique gu ma ñëpp xam nañu man awma parti politique je fais pas de la politique mais dama xool luy dëgg ma di ko wax président bu mu demee toog dem assemblée générale bu Nations Unies def ko discours te dama xëy def macha allah discours bi man awma parti politique dafa faruma fenn mais dañu xool luy dëgg ñu di ko wax ñoo ñëpp ku leen bàyyi en liberté je gisuma lu war a téye Khalifa Sall ci kaso bi parce que rek dafa am ay ambition nekk président ji bokk ci élection 2019 yi législative nga jël takk loxo yi takk tànk yi sañ ko ci kaso ba ñaar ngir mën a gagné Dakar gagné ngeen Dakar bàyyi leen jàmbur mais ngeen ne déedéet bu ñu ko bàyyee diggante bi dafay gën a amaat doole pour 2019 gis nga lu leen di fal deuxième mandat yéen a koy liggéey surtout président de la république ñi ànd ak yow yëpp bëri wàllum teel ci buntu ba la ñuy yem bésu man heure bilan jotee yow yaay taxaw def bilan ndax yow la sénégalais yi fal yow yaa leen gëmloon ne leen di ngeen am liberté de la justice yaa leen gëmloon ni woon ni tey di ngeen indi ay rupture te ba tey sénégalais yi gisuñ guñu ko jël Karim Wade bàyyi ba xaaji guddi ngeen jël ko defal ko passeport am ci biir kaso bi taxañ ko yóbbu ko ñaata nit lañ fi bàyyi ay liberté provisoire Khalifa Sall ngeen taxaw deene ala mukk du génn ci kaso ba waaye nag jàpp leen ni borom doole kenn ko fi yor muy allahu waahidun yàlla kenn la moom rek moo fi yor doole mooy buur mooy bu mi
jàppal ni nag jàpp leen ni parce que man le président de la République moom laay waxal ndax bu ko neexoon tey Khalifa Sall du fanaan ci kaso ba jàppal ne pouvoir bi yàlla suñu borom jox la ëllëg da koy jël jox ko keneen kuy leble nag na nga leble loo xamante ni ëllëg bu ñu la ko fayee mu neex la Khalifa Sall borom njaboot la lu ñu ko war a mën a tuumaal je pense que ne amul fu mu ñu war a mën a rëcce ba yoon soxla ko du ñëwaat rawatina immunité parlementaire di député bi nga xamante ne tey jii ay askan wi ñoo ko wóolu fal ko Barthélémy Diaz gis nañ ko fi nekk na biir kaso ñu defal ko listam mu gagné ci mu bokk ci élection yi député yi ñu jël génne ko mu dem siège assemblée nationale ngeen jiin ko rey nit yëpp naka lañ leen mën a rey nit tëj la 2 ans bàyyi la nga def dañ waxante dëgg suñu justice dañ ko manipuler dañ koy manipuler te loolu dañ ko war a bañ yéen ba ngeen di pare jàng da ngeen taxaw waat yàlla si yàlla suñu borom ngeen ne liggéey bu ñu leen di dégg di ngeen ko def ci liggéey mucc ayib di ngeen ci seet yàlla di ngeen xool luy dëgg mais gisuñu ko ci bés bu ngeen ma justifier ñu ma fi lim sànq ñëpp lu tax ngeen bàyyi leen ñëpp boo wàll ci ay mën a gëm lu tax ngeen war ngeen baal ma ci lay mën a gëm lu tax ngeen war a mën a téye Khalifa Sall mu nekk nag loo xamante ni encore une fois rate ngeen le train de l'histoire tey fi ngeen waroon mën a jaar comme ni ko waa Kenya defee seen cour suprême ñëw jalga dindi li nga xamante moom lañ fi tegoon ci victoire président Kenya bi mu nekk loo xamante ne tey ji loolu la doon xaar ci yéen ñu ne doon xaar tey ngeen roy ci cour suprême bu Kenya mais tey ku yaakaaroon ne tey rupture am na Sénégal nga nekkoon ci ay gént bu la neexee nga gën a tëddaat te xam ne ñun pareeguñu sax pour am justice boo xam ne dafay moom su boppam xaajuguñu bay pare pour am justice bu mën a moom boppam lu ñu gëm mooy jël askan wi di leen fooyee bu élection jotee ñu jël leen di leen neexal booy passation de service jotee ngeen jël leen fay leen ñi leen di taaxuraana di leen sabaru di leen sarxol loolu la ñuy tal ñun et malheureusement loolu mooy Sénégal tey ñun loolu la ñu bëgg te loolu lañ mérité tamit parfois je me demande ñun lan lañ def si yàlla suñu borom ba mérité yenn dirigeants yi ñuy taxaw ñu jiite da ngeen woote dialogue parti bu dem ci wuyu ci président de la république te conditions yi nga xamante mooy la liberté mooy la libération de Khalifa Sall defuñu ko ku fa dem sa bopp nga fa demal ku fa dem sa bopp nga fa dem ak ay deal yi ngeen di négocier man su ma demee ba ngeen di jël seen ñàkk teg ko ci Ablaye Wade ne moom moo leen war a mën a génne Khalifa Sall ci kaso ba fa ngeen defee erreur politique ay stratégie la góor gi moo leen mag fop moo leen ëpp xel fop ci wàllum ci politique ñu daan yàq deram yëpp tey Ablaye Wade fexe na ba tey ñoom ñëpp ñoo ñëwaat taxaw di ko tagg loolu la bëggoon am na ko mais bu leen yaakaar mukk mu ñëw taxaw naa day génne Khalifa Sall ci kaso bi munu ko Khalifa Sall ku ko fa dugal moo ko fa mën a génne muy Macky Sall et c'est purement et simplement de la politique wala ngeen moo tax ñu war ko mën a tontu ci politique ñaata nit tey ñu jege pouvoir te lañ fi tuumaa ci ay xaalis ay jalgati ñaata nit lañu te dommage que loolu mooy Sénégal tey nag nit ñi boo ko waxee ñu naan waaw diw dafa far fii dew ñun faruñu fenn dëgg si yoonu dëgg la ñu far te dëgg moo ñu ñor loolu la ñu xam loolu lañ bëggoon wax na tey ci mbirum Khalifa Sall bi mu nekk loo xamante ne wax dëgg yàlla dañ koy ñaawlu encore une fois décision bi nga xamante ne Cour suprême jël na ko pour maintenir ak Khalifa Sall ci biir kaso ba ñu teg ko ci jaay doole ñu teg ko ci mbirum politique ñaar yooyu lañ ko teg lu ci leneen nag nit ki boo ko tëjee presque 6 mois indi woo ba tey ay preuve yu wane nga jàpp ko nga war ko mën a bàyyi ba yoon soxlawaat ko mu wuyu ji ay borom njaboot lañu mairie bu Dakar tey dafa bloqué ñu wax ñu bañ ko wax yëpp dafa bloqué marché tul dañuy xëy nag indi fa indi fa benn délégation spéciale bu amee bu mu bett kenn loolu seen pexe fi mu nekk nii moo tax nag mbokk yi
parce que nous Dakar les responsables politiques yi ñi xam yéen ànd ak waa Manko Taxawu Sénégal la balle est dans votre camp ku bëgg akara da ngay ñame kaani Khalifa Sall mbirum politique moo ko téye ci kaso ba mbirum politique moo ko fa mën a génnee loolu mooy dëgg maa ngi dellu nag di jégalu yéen ñëpp encore une fois di leen baalu àq bu fekkee wax nañ fi ay kàddu yoo xamante ni aussi daf ñu rëcc ñu siy jégalu bu baax ndax comme ni ma koy waxee tout le temps rek bu ñuy live moom dañuy ñëw rek wax l'essentiel comme ça ñi mën a seetaanaat di ko dégluwaat aussi mu gën a déggin bi wala seetaan bi gën a yomb ci ñoom maa leen gërëm bu baax di leen sant di leen jox dig daje comme ni ñu koy waxee rek ñun moom amuñu jour lépp loo xamante ne tey jii xew na Sénégal jàpp nañ ñi war nañ si war a mën a wax te bu ñu si waxul am na yenn actualité yoo xam boo ci waxulee rek dafay ndur leneen ndax ku daan xeex ngir Sénégal le combat doit continuer ndax tey la Sénégal gën a yées ku daan xeex nag ngir sa bopp bu la neexee nag nga noppi allo waaw dama nekk directement voilà kon maa ngi jégalu bu baax mbokk yi tam ma leen gërëm di leen sant di leen jox dig daje ba ci weekend bi incha allah jërë ngeen jëf.